nee na du lébu wante xam naa dafa émigré rek. di nuyu Ousmane bu baax a baax. voilà et donc di leen déglu ci lépp loo leen soxla rek ci ay questions yu aju ci emploi des jeunes aju ci tourisme bi aju ci économie. voilà keneen ki Maria mooy ki nga xamante ni moo di Ousmane Wade Ousmane maa ngi lay nuyu yow tamit. Mohamed maa ngi lay fay maa ngi nuyu tamit sa naataango bi di Maria. di ko jaajëfal ci dalal bi ngeen ñu dalal fii waaye tamit di nuyu suñu tonton Mohamed. am mbégte lool bokk ak moom plateau bi. am nañ ne plateau bi njort nañ ne buñ fi jógee njëriñ rek lañ fiy jëlee. jërëjëf. voilà merci beaucoup Babacar merci beaucoup tamit suñu invité yi Ousmane Wade moom laay njëkk a tàmbalee question yi ñu ubbi débat bi gannaaw moom moo fi teewal FRAPP te fu mu toll nii ki nga xamante ne mooy seen leader di Guy Marius Sagna mu ngi nekk dans les liens de la détention depuis le 23 février lundi la war a jàkkaarloo ak juge bi ngir ñu mën a xam lan mooy njeexital dossier wam bi tey jii nii lan mooy taxawaayu FRAPP par rapport ak événement boobu. jërëjëf Maria dinaa sawar tontu lool ci sa question bi nga ma laaj. waaye laataa loolu damay jaale masawu Sénégal. ci li nga xamante ni moom mooy événement yi ñu génn. gis nañ ne ay ndaw yu toll ci fukk ak ñaar. ba fanweeri at ak lu topp ñoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan ci lii nga xamante ni moo xewoon. ay événements yu nekkoon suñu ginnaaw. ñu ngi leen di jaal suñu bopp loolu nga xamante ni moom lañ bokk waaye tamit ñi ngi massawu ñi nga xamante ni dañ ci am ay gaañu mu nekk ay gaañu yoo xamante ni xëy na mën nañ cee jógee am ay laggi-laggi wala mën nañ ci jógee am ay jafe-jafe. waaye li ci ëpp solo mooy. nañ leen taxawu comme li nga xamante ni moom mooy li nga xamante ni moom la sëñ bi def muy sëñ Muntaxa. mu nekk lu am solo mu nga xamante ni moom jiitu nañu ci et que ñun ñëpp muy sénégalais de tous bords yaakaar nañ ne war nañu taxawu ñooñu nga xamante ni dañu am ay gaañu jógee ci loolu. adduna nag nii la. day am mbir yoo xamante ni bu xewee rek faw am ñoo xamante ni dinañ ci am ay jafe-jafe. waaye du loolu mooy sabab bi mooy bu yu mel nii amee ñu jàng ci lu am solo. xëy na suñu ay kilifa suñu ay njiit. dinañ jàng ci lii nga xamante ni ci leen jógee ba bu ëllëgee buñ mënee moytu yu mel nii ñu moytu ko. ngir ñëw ci lii nga xamante ni moom nga ma laaj. mooy ci wàllu Guy Marius xëy na du moom kese. ndaxte ñun am nañ lu tolloog juróom wala lu ko ëpp ñoo xamante ni suñu ay ñoon lañ ci ñun lañ bokk. ñu dóor leen mandat de dépôt ci ay loo xamante ni mën nañ jàpp ne ay wax yi dañuy njortu la rek te njort yaakaar naa war na mën a justice Sénégal ak nu muy doxee war nañu mën a am ay firnde. war nañu mën a am lu leer bala ñuy jël nit di ko placer sous mandat de dépôt. waaye nag dañu gis ne niñ jàppee Guy Marius moom la Sénégalais yëpp di laaj tey lan mooy li nga xamante ni moo tax ñu jàpp ko. man personnellement jour bi ñu koy arrêté maak moom ñoo ànd ba mu ñibbi man ma continuer dem ñibbi ñoo jógee ndoo suñu siège ñu ñibbi. li ñu ci gën a yéem mooy amul lenn loo xam benn élément boo xamante ni. mën nañ ñu ko tegal ci table bi ne lii moom moo tax ñu koy jàpp. xëy na réew mi moom finalement léegi lépp ay association de malfaiteurs la waxte xëy na ñi ñuy jàmmaarloog jàpp nañ ne dafa am ay nit ñoo xamante ni dañ leen a war a isolé à tout prix. ndaxte du tey lu bees lii ñu gis tey. fàttaliku li nga xamante ni moom lañ ko fi jiiñooñ ne terroriste attentat xaw ma nuñ ko formulé woon ba wax ko dóor ko fi mandat de dépôt. et que mandat de dépôt boobu ñoom ñoo xëyaat mayaat ko ab pertangeem bi ci mujjaat gis nañ nuñ demee bi ñu demee palais ñu dem avant laataa ñuy dem palais am na yoo xamante ni Sénégal yi dañoo jàpp ne te ba tey surtout ñaari fan xaw ma benn fan bi ñu génn gis nañ la question du consommation de la consommation au Sénégal. ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk ci bopp kuréel yooyu ñu ne ba léegi mën nañu wàññi li nga xamante ni mooy courant ak ndox ak yeneen te dund ci loolu la nekk loolu lañ ko téye woon dooroon ko ci mandat de dépôt
et que biñ koy bàyyi tamit ñoom ñoo def seeni pexe pour bàyyi ko tey gis nañ li xamante ni moom mooy médiation bi nga xamante ni mooy les religieux ñu def par rapport ak question détention yi nga xamante ni moom lañ gis parce que c'est arbitraire. amul fenn foo xamante ni mën nañu génne vidéo wala ñu wax loo xamante ni sénégalais mën na ci jàpp ne ay la yéwén kii kat luñ koy toppee moo ko def. na taxaw suñu justice mu dem ñu seetal ko wala ñu ne ko yow kat dangaa juum yaa def lii ñu topp ko luñ koy toppee waaye furaas loolu gisuñu ko fii nga xamante ni moom mooy dossier yi. dina dem altina dina dem wuy ji ki nga xamante ni moom mooy juge bi jàkkaarloog moom. waaye dañu gisuñu lu fi jar loolu noonu. xam nañ ne dañu ut prétexte rek parce que justice bi ñi nga xamante ni moom lañ gis ci réew mi depuis ay at nekk ne justice boo xamante ni bu xawoon na sax la. man ne ko ba ñoom gis nañ ñoom Téliko seen taxawaay yi ñu ci amoon ak liñ ci doon wax ndegam ñooñu ñoom ñooy wax di ŋàññi benn parti bi nga xamante ni mooy am benn parti buy soxe ci justice bi asomtuma la Sénégal bi nga xamante ni moom mooy dund loolu nga xamante ni moom mooy justice boobu bi nga xamante ni des fois gis nañ ne. dafa am ay vices quoi fu mu toll nii yéen da ngeen jàpp kon que gouvernement bi dafa def li ñuy wax acharnement jëmale ko ci FRAPP et précisément si Guy Marius Sagna. loolu dama koy dëggal. dama koy firndeel parce que acharnement bu gën a mag mooy. suñu ñaari étudiants yi pour wane la rek acharnement am na yi ñu mujjee placé sous mandat de dépôt jour boobu bi ñu leen di jàpp man bokkoon naa ci ñu jàpp ñi jàppoon ci étudiants yi mat nañ lu tolloog fukk ak ñaar wala fukk ak ñett étudiants yoo xamante ni ci même jour bi lañ leen jàppe ci même jour bi ñu wàcc lu tolloog juróom-ñetti étudiants ndaxte juróom-ñetti étudiants yooyu dañoo bokk ci ay liste syndicale juróom-ñetti étudiants yooyu xëy na dañoo bokk ci ñi nga xamante ni syndicat yooyu ñu jiite seen ay ndaw lañ ci même bis ci même heure bi ñu leen jàppee le chef de direction COUD bi ñëw chef de sécurité bu COUD ñëw commissariat sama kanam la kenn nettalu ma mu génnee juróom-ñett yooyu te ñu fa desoon ñëpp ay membre de FRAPP lañ muy juróom yi fa desoon ay membre de FRAPP lañ kon lan mooy deux poids deux mesures lan lañ mën a expliquer ñu wax ma ko parce que même condition yi lañ leen jàppee que ñun. est-ce que jàppoon na ñooñu dañoo defoon erreur ci ñoom rek mu demoon pour corriger loolu. waaw man bañ may jàpp erreur la man déjà biñ may jàpp. erreur la parce que du ma mus a cautionner ne damay wàcc di faagaagal wala di nasaxal suñu fonctionnement dëkk suñu fonctionnement réew. biñ may jàpp ñu ngi ma jàppee ci biir université bi. lañ ma jàpp biñ may jàpp maa ngi génn dajeeg sama benn moroomam étudiant bu bokk FRAPP ñu téye ko di ko malmené comme si ku jàpp même si bu nekkee assassin bu ñu la jàppee am ngay droit man loolu lañ ma jàppee te biñ may jàpp noonu laa bokkee ci ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp parce que dañuy fekk nit nga toog ñu suspecté la gis ne sa comportement doyu leen ñu jël la yóbbu parce que xam nañ ne FRAPP dafa nekk benn entité ci biir université bi et ay étudiants lañ am nañ sañ-sañ boobu gis nañ li nga xamante ni moom mooy li am manipulation bi am ci biir université bi jaay nañ ñu bala may ñëw may ma tuuti rek ma def benn parenthèse jógee nañ fa nee nañ jàpp nañ fa ay jaasi ci biir université bi yow journaliste nga est-ce que xam nga tey ban chambre lañ jëlee jaasi yooyu nee nañ ci ay chambre yu bari te wuute la parce que dañ doon inspecté. yow journaliste nga. war nañ la may nga def li nga xamante ni mooy sa investigation. ñu wax la ne chambre tel lañ jëlee jaas yooyu. kon da nga jàpp ne loolu manipulation la sa bu jugee la ci gouvernement bi. est-ce que tey non wax nañ ko waxati ko. c'est-à-dire ñi nekk ay liste ñi nekk ay politique biir espace universitaire bi ñoo def loolu. ñan ay waa APR waa maire ñi ngi université. est-ce que tey jaaduwul woon tey ñu ne ñu ñii nga xamante ni ñoo dugal jaasi ci espace universitaire bi ñu jébbal leen kii nga xamante ni moom mooy procureur man je pense que ne loolu la ñu waroon a def. est-ce que yéen identifié ngeen ñi def loolu kon. ñun duñu suñu rôle ñuy def sécurité ci biir université bi. parce que étudiant lañ comme étudiant yëpp mais xam nañ la xew ci biir université bi. mais xanaa kon buñ leen taxalee di ngeen ñëw pour leeral sax. bis buñ ñu taxalewuñ ñu ci bu fekkoon ne ñun lañ jàppee ak jaasi. Sénégal gi yëpp dina xam ne ñun lañ jàppee jaas yi. mais en tant que étudiant waaye tey bu ñu ne étudiant yi la rek yéen ñëpp la war. xëy na Mohamed dëggal. Babacar maa ngi jégalu gis nañ fii lu bëri. c'est-à-dire loolu université bi la rek. député taxaw na ne bu ñu bëggee xañ ki nga xamante ni moom mooy président
un troisième mandat ñun ñi nga xamante ni ay Haalpulaar lañ nañ jël suñu jaasi xare ko ba loolu du am. loolu gis nañ ko dund nañ ko fi biir Sénégal waaye Guy Marius biñ koy jàpp biñ naan ko terroriste la xam nga lan lañ jël wax te boobu conférence bi bokku ci toogul ci table bi partagé wul texte boobu nga xamante ni moom lañ defoon Khoureychi Thiam moom moo ne woon ca bi ñuy waajal élection en 2019 ne lii nga xamante ni moom mooy Total bu gañewul lii nga xamante ni moom mooy marché pétrole boobu Sénégal dina am problème. Le ministre de la police bu France moom moo ñëw ba Sénégal ne ñu am na ay force walla terrorisme mi ngi waaj a dugg biir Sénégal bi ñuy def suñu texte boobu di wax ne bu fekkee ne terrorisme dafa dugg biir Sénégal France moom mooy terroriste bi loolu ñoonu mooy texte bi ñuy defoon conférence de presse ci loolu lañ jàppee woon Guy Marius fekkeewul woon conférence de presse toogul ci table partagé wu ko ndegam kàddu boobu noonu rek ñun ñu yëkkati ne bu fekkee ne un ministre de la France moom moo ñëw ba fii ne ñu y a la présence des terroristes au Sénégal ñu tontu ko ci loolu ñu jàpp ci nit war nañoo mën a jàpp nit ba nga xamante ni def ne bu fekkee ne kii dañ kaa war a xañ li nga xam ne moom mooy troisième mandat nañ jar ñu jël suñu jaas yi ngir faagaagal ñi nga xam ne ñoom bëgg texte loolu. waaw moom après expliqué wu na ne qu'il parlait des cartes d'électeurs dagguma leen sax xam naa Babacar ak Ousmane dinañ gën a continuer débat bi ngir bañ koo monopoliser damay jox parole ki nga xamante ne mooy Mouhamed Deme ndax moom tamit si débat bi la bokk te li tax ñu invité ko tey mooy mbirum emploi des jeunes ndax umpalewuñu ne chaque année am na li ñuy wax 100 000 jeunes yoo xam ne dañuy ñëw sur le marché de l'emploi 100 000 jeunes yooyu noonu dañuy ut xëy te naam sax bëri na fi ay politique de l'emploi yuy am gis nañ ne que taux de chômage bi day gën a yokk te crise sanitaire bi nga xamante ne moom lañ nekk di dund facilité wul mbir yi tey jii nii ban appréciation nga mën a def monsieur Deme ci contexte employabilité ak recherche d'emploi yi jeunes yi nekkee fii ci Sénégal. waaw merci beaucoup jërëjëf Mariama. question bi am na solo te lu tax mu am solo mooy li ñu dund fan yi ci ay fitna buñ ko dee xayma ak di ko saytu def ci tamit taxaw seetlu dañuy gis ne désarroi la dañuy gis ne tamit jaaxle la dañuy gis tamit ne découragement la ci biir loolu ñu xalaat yàgg nañ xalaat sax ndax damay def benn fàttali bu ndaw rek pour camper xëy na waxtaan bi pour ñu mun a xam exactement feebaru jeunes yi ban garab moo ko mun a faj. économie bu ñu koy wax dañuy seet li nga xamante ni bi moo ci ëpp njëriñ ci wàllu bien-être te ñëpp xam nañ d'accord nañu muy boroom xam-xam yi mooy économistes yi muy chercheurs yi muy scientifiques yi ne tourisme mooy première activité économique au monde ci wàllu boo ko saytu rek da ngay gis ne raw na yeneeni activités yi mu doon pétrole mu doon automobile mu doon armement mu doon ressources minières lépp loo xamante ni bi koom-koom la buy doxal àdduna boroom xam-xam yi nga xamante ni bi seen xam-xam moom màcc jëm ci économie ñoom ñëpp mànkoo nañu ci ne tourisme mooy seen chef tourisme mooy jiitu ci biir loolu nag mu am ay fondamentaux ndax loo gis lu ne lu ko tax a jóg moom ngay xool lan mooy njëriñ li tourisme dafa wax ne bañ ko sosee dafa wax ne moom taxawaayam mooy dindi ndóol mooy dindi nuñ koy waxee ci pauvreté mooy créer koom-koom mooy créer richesse waaw réew nag foog naa ne li tax mu am stabilité sociale
lu tax mu am avancement ñaar yooyu ci la nekk ndax ki nga xamante ne bi dafa xiif mar mënul def dara ki nga xamante ni bii amul dara ci poosam ay soxlaam mënu koo faj mënul def dara donc bu ñu dee xool ñu naan feebaru jeunes yi ci seen liggéey ban docteur a ko war a mën a faj man ci sama analyse ndax tourisme laa jàng gëstu ci bind ci téere wër naa tamit àdduna bi ci lu bëri di fa def ay exposé di fa def ay conférence di jàngale ci ay université yu bëri fii ci Sénégal Saint-Louis Ziguinchor Dakar donc mu nekk mbir moo xamante ni bi ca base ba fa la amee sooxe ndax su fekkente ni bi dañu ne tourisme li principal objectif am mooy la réduction de la pauvreté la création de richesse et le développement des territoires bu ñu seetee indicateurs yooyu ñu gis ne pauvreté yi wàññeekuwul ñu gis ne développement des territoires amul ñu gis ne création de richesse amul kon ñi am xel dañu naan li ñu wax ne looloo tax tourisme jóg amul alors que c'est le contraire maanaam indicateurs yi nga xamante ni bii si lañu war a sukkandiku pour war a mun a développer secteur du tourisme indicateurs yooyu dañ ko biaisé dañ ko teg na la jël yeneen i indicateurs su ko defee nag ci biir xew-xew bi ba nga xamee ne président de la république nee na dégg naa jooytu ak message yu gone yi dana bugg amum xëy ma ne xëy moomule tourisme daf ci am une grande part de responsabilité et cette part de responsabilité mooy lan mooy ji ne boo seetee bërki demoo Njaay rek en République de Mali ñoom dañu boole tourisme artisanat ak culture te Sénégal boo xoolee ni mu bindoo li ëpp ci population bi ay gone lan te dans le secteur du tourisme l'employabilité bi ci li ci ëpp it ci ay jeunes la nekk bokk aussi ci secteur yi nga xamante ni bii yu gën a am doole ci auto entrepreneuriat ndax kenn ku ci nekk bu sañoon su jàngee ba noppi du dem ci ma demba du dem ci ni ñu ko waxeeti ma sàmba ma paate wala ma demba naan ko dama bëgg nga jox ma nga jox ma xëy nga di ma fay mais bu sañoon dafay créer ab liggéey boo xamante ni bi moom day am ñeneen ñu mu jël ne leen ñëw leen ngeen bokk liggéey te loolu buñ ko dee seet ci espace économique ci dans les activités plurielles tourisme moo ci ëpp auto emploi ndax am na restauration am na hébergement am na transport am na guidage et cetera et cetera et cetera te yooyu yëpp c'est des emplois intermédiaires des emplois jeunes boo xamante ni bi nit ki bu ci tàmbalee am as tuut lu muy téye ak lu muy denc mën ji yéeg ay échelon ba mën a tabax benn micro entreprise wala mu mun a créer entreprise boppam donc su ko defee dañuy delluwaat rek ci ni nga xamante ni bi noonu la ñu tëralee politique sectorielle yi. monsieur Deme danga ko mën a sax mais dafa am lu ma la bëggoon laaj laataa ñoo gën a continuer débat bi. naam sax dëgg la tourisme dafa doon benn secteur porteur loolu kenn mënu ko laam-laamee. waaye bu ñu jëlee contexte bi nga xamante ne mooy contexte coronavirus bi. est-ce que tey jii nii mën na ce n'est pas trop risqué ñuy investir ci secteur boobu noonu ndax temps yi la sa ginnaaw du ma ne sax durant la fin d'année 2020. maa ngi doon dégg Pierre Mbow naan ni bu fekkee ne que dañ doon def 1,3 milliard de bénéfices par mois instant bii nii ñoo ngi toll ci 120 millions donc mu doon benn écart bu énorme si nit koo xamante ne da nga jàpp ne yaa ngi si auto emploi yaa ngi si entrepreneuriat wala sax da nga war a fay say employés. waaw loolu dëgg la moom fa laa doon jëm si noonu maanaam sunu tourisme dañ ko extravertir te mbirum Covid bi wone na ne dañoo juum ci suñu ay orientation
dañoo juum ci suñu ay politique ak suñu ay stratégie ndax tourisme dafa am ñaari pàcc. dafa am tourisme international bi nga xamante ni bi dafa am ay régulation am ay groupe am ay force yoo xamante ni bi ñoom ñoo koy réguler ñoom ñoo koy yore ñoom lay neex ñu jaay destination bi ñoom lay neex ñu programmer destination bi ak lobby bi ci ànd lépp beneen bi ci topp mooy tourisme interne Sénégal danoo mosula soxal tourisme interne te tourisme interne boobule moom mooy ni ñu koy waxee ti mandargaal tourisme international mais danoo juum wala boog danoo naagu ba topp tubaab yi topp puissance yooyu le tour opérateurs yi ak les groupes puissants du tourisme international ba ni nga xamante ni bii noonu lañu waroon a nun a tëggee suñu tourisme ci wàllu dëkkuwaay ci wàllu lekkuwaay ci wàllu soluwaay ci wàllu équipement ci wàllu tàggat ak yépp danoo dem rek copier li tubaab yi doon def rek indi ko teg benn place. est-ce que loolu nekkul donc faay boo xam ne ci yéen ñi war a tëgg loolu pour mu taxaw defu leen seen cër ci taxawaay. def nañ ci suñu cër man boo seetee ci internet bi lu ko tàmbalee ci 1998 ba 2014 bu ma siiwee man. foofu laa siiwee ndax daawuma toog semaine bu ma bindul article wala bu ma demul ci plateau wax bind junj wane mais fa mu war a yegg xëy na ba mu fa yeggee lañu waroon a taxawee ak lañu waroon a defu na ko mais man la nga xamante ni bi mooy sama cër ci gëstukat ak di sama cër ci war a partager sama xam-xam ak sama expérience def naa ko mais foofu bëggoon naa dellusiwaat toujours parce que fa le problème bi gën a nekk muy fan mooy tourisme intérieur bi yow man keneen daf lay wax day wax guddeeg bëccëg ne hôtel yi dafa seer dëgg la c'est vrai lekk bi dafa seer transport bi dafa seer lu tax mu seer c'est parce que dañoo adapté wul produits yi ak besoins yi ci koom-koomu sénégalais yi. mais dafa mel ni avec la Covid-19 pandémie bi hôtel yu bëri xaw nañ ajuster seen menu seen ay prix seen ay offre par rapport ak li nga xamante ne moom la sénégalais bi am ndax ñi nga xamante ne peut-être dañ daan dem Dubaï pour dem fi seen vacances wala moo ko dem Maroc avec la Covid-19 majorité bi dañoo obligé toog fii nii Sénégal. loolu sax dëgg la mais loolu tam boo ko dee xayma. dans la segmentation dañuy gis ne ba tamit barewul. maanaam Sénégal ñi ŋànk nguur gi. war a xalaat emploi des jeunes. wala xalaat développement territorial danoo boolewul mën-mën yi ak pexe yi ak xam-xam yi. ndax tourisme mënul dem sans artisanat. tourisme mënul dem sans culture. tourisme mënul dem sans agriculture. tourisme mënul dem sans aviculture. tourisme mënul dem sans horticulture. tourisme mënul dem sans aménagement du territoire. Et quand tu parles d'aménagement territoire, tu parles de décentralisation. Donc dañuy war a xool politique de décentralisation yooyu la. naka le tourisme bi ci jëmi boppam war a mun a jouer un rôle prépondérant, n'est-ce pas, dans le développement économique. te ci fiir foofu la moom laa lay wax ne la boo seetee nga jóge Ndakaaru di dem ba Ndar. am na ay dëkk yoo xamante ni bi dëkki cosaan la. am na ay villages yoo xamante ni bi ëpp na sax village. mais munoo faa dem ba fekk fa benn campement bu am 20 wala 30 wala 40 chambres boo xamante ni bi dafay méngoo ak environnement bi ne foofu la. ñu créer fa espace de loisir créer fa ay activités champêtres créer fa fu ñuy élever ay ginaar ak i nen créer fa fu ñuy béyee créer fa et cetera et cetera et cetera tout cet ensemble de la chaîne de valeur parce que ab hôtel boo fa demee faaw nga lekk faaw nga naan et ya ñuy togg li ci bari boo ko seetee daawul jóge fii
bitim réew lay jóge. alors donc boo demee nga jël exemple chez l'Afrique du Nord wala nga jël exemple chez les Asiatiques ñi tukki yéen ñëpp di tukki xam ngeen si dara boo leen demee ci seeni hôtel ña fay liggéey ñëpp ci chaîne bi yëpp seen façon solinu cosaan la ñuy yor. te seen tissu yooyu la ci seen biir dëkk boobu la lañ koy defaree tailleur yenn foofu la. ñoo koy dagg dàll ya ñuy sol ci seen biir dëkk boobu la lañ koy defaree. loolu dafa bokk ci promotion parce que touriste bi jóge bitim réew bu ñëwee gis la nga sol lii mu wóor ko ne li fii rek la ko mën a amee fii rek la ko mën a gisee te bu xasee rëcc dootu ko mën amaat feneen mu bëgg ci souvenir dana ko jënd. est-ce que c'est pour dire que ñun ñooy responsable de suñu propre problème. effectivement ñun ñooy responsable de notre propre problème parce que seetal déjà même dans la réglementation. boo demee ci ab hôtel dafa am taux boo xamante ni bi moom la ñu exiger borom hôtel bi. mu am ko au niveau de la décoration. seen fauteuil yi seen chaise yi seen lal yi seen bagages yi ñuy orner hôtel yeeg yi ci nekk yooyu yëpp lu ci bëri Dubaï lay jóge lu ci bëri Chine lay jóge yu ci bëri feneen lay jóge loolu dafay néewal doole tourisme. drap yi couvert yi décoration yeeg li ñu fay soxla yëpp. lu ci bari gars yi dañuy commander Chine muy jóge foofu di ñëw. loolu dafay nasaxal doole tourisme bi. alors boole ci tourisme am fu mu tolloon ci développement boo xamante ni bi waroon nañu passer cap de transition boobu basculer maintenant pour le développement du tourisme interne. touriste bi dafa daan fay le tout compris Europe. looloo waraloon jamono Ablaye Wade ne gëwuma tourisme bi il était incompris lu nekk ñu wax ko ne moom moo daaneel tourisme bi déedéet dafa gis ne ci 1000 euros. ci xayma rek. boo ko fayee jóge France ñëw fii ci Sénégal ba def sa touriste sa séjour une semaine ñibbisi 1000 euros yooyu 100 euros kese moo fiy des. amul recette 100 euros kese moo fiy des ci xaalis. nga war ko partager nag ak toute la chaîne de valeur. boole kook seen i déchets yu ñu fi bàyyi boole kook seen i coono yu ñu fi bàyyi mu ne kon tourisme bi baaxul doxul. d'accord kon dafa am benn problème au niveau de la chaîne d'exploitation du tourisme. am tamit problème par rapport à la promotion du consommé local. dinañ fi ñëwaat comme ça ñu mën a gën a développer point yooyu damay delluwaat ci Ousmane Wade mi nga xamante ne moom moo fi teewal FRAPP tey jii nii nan nga gisee taxawaayu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci société civile bi wala mbokk ci opposition bi par rapport ak détention wu kii di Guy Marius Sagna parce que am na ñuy wax surtout au niveau des réseaux sociaux da nga koy faral di gis ndax gis nañ hashtag bi Free Guy Marius Sagna ñu jàpp ne dafa xaw a wéet ci combat wam. jaajëfal waat ci laajte boobu nga wax laaj. xëy na ñun waa FRAPP. du Guy Marius la ñuy mettre en avant toujours. c'est important. xëy na sénégalais yi tamit de tout bord am na ñoo xamante ni kenn ku nekk ak li la ji. parce que am na ñoo xamante ni xëy na muy ay étudiants yi nga xamante ni dañu orienté dans le privé ñu jël seen initiative bu bopp wax pour la libération de Guy Marius Sagna. ñu gis les travailleurs sociaux yi nga xamante ni ñoom ak moom ñoo bokk métier bi nga xamante ni ñoom ñoo ko bokk ñu bind di wax lii nga xamante ni moom mooy demande lii nga xamante ni moom mooy libération Guy Marius Sagna. waaye ñun en tant que FRAPP muy mouvement Guy Marius Pape Malick Seck Amadou Wuri Diallo Amadou Bari Abdoulaye Diène ñoom ñëpp dañoo nekk ay nit ñi nga xamante ni nu gi amee solo ci ñun noonu la ñu amee solo ci ñun. waxuma laa nag ñeneen ñi nga xamante ni ñi ngi ci kaso yi te xeex bi mooy li nga xamante ni moo sabab ñu téye leen ñu def leen mandat de dépôt. kon tey bu ñu bëggee personnaliser débat bi ci gii rek dinañ xaw a diis si ñun lool. ay ñun li ñuy wax mooy gis nañ c'est vrai gis nañ taxawaayu société civile bi. gis nañ taxawaayu yenn parti politique yi mu nekk taxawaay bu nga xamante ni bu am solo la ndaxte ci kuréel gi nga xamante ni moom lañ bokk mooy mouvement de défense de la démocratie aar suñu démocratie. mouvement boobu nekk na ñoo xamante ni ñu nekk a ngi ci. ay parti politique a ngi ci
mouvement de la société civile ngi ci waaye ay bëri na ay indépendant ñoo xamante ni ay indépendant lañ ñi ngi ci biir kuréel googu que ñooñu ñëpp lu ñu wax mooy nañ libérer ñi nga xamante ni ay doomi jàmbur lañ ay sénégalais lañ et que xëy na li leen wàcc foofu ñu nekk mooy lenn aji bëgg réew bi nga xamante ni moom moo nekk ci ñoom bañ gi nga xamante ni moom moo nekk ci ñoom moo leen fa bàyyi et que li ñuy sàkku ñun ñëpp benn la que bu ngeen gisee tey li tax mouvement M2D bi sursoir li nga xamante ni moom mooy activité bi waroon a am muy rassemblement bi waroon a am samedi bokk na ci ay garantie yi nga xamante ni muy représentant des religieux nangoo jël li nga xamante ni mooy fukki poñ yi nga xamante ni moom lañ dëxañoon ci loolu ñu nangoo jël ci nu mu gën a gaawee wàcc ñi nga xamante ni ay détenus politiques lañ parce que ñun dañu jàpp ne ñoom politique rek moom moo tax ñu téye leen waaye du leneen lu nga xamante ni moom moo tax ñu téye leen et que li ñuy xaar ci gouvernement bi ak seen i ñooñ que ñu bàyyi doomu jàmbur yi xëy na bis bu ñu jàppee ne rek bu ñu arrêté ki nga xamante ni moom mooy Guy Marius Sagna dañuy arrêté li nga xamante ni moom mooy mouvement FRAPP ñi ngi nax seen bopp ndaxte du musul yàq dara ci engagement wu ñi nga xamante ni ñoom ñoo féete ci mouvement boobu nga xamante ni moom mooy FRAPP France Dégage ak ñeneen ndaxte liñ jàpp te gëm ko mooy du benn nit moom mooy yor li nga xamante ni moom mooy xeex bi ci kuréel googu mais ñëpp ay leader lañ te ñëpp mën nañu yenn xeex bi mën nañ ko porter ci beneen an kon nañ bu fekkee ne dañoo jàpp ne buñ ko téyee dinañ nasaxal xeex bi ñu ngi nax seen bopp. d'accord est-ce que tamit nekkul discours bi nga xamante ne moom la FRAPP di faral di tenir moo tax kii di Guy Marius Sagna jàpp gi gën a yomb ci moom ndax da ngeen di faral di wax France dégage te gis nañ bi manifestation bi amee bëri na ay enseignes Auchan yoo xamante ne dañ ko yàq rajaxe ko toj ko tamit bëri na ay enseignes Total maanaam boog lépp loo xamante ne dafay représenter France manifestants yi ñëw nañ fa def fa ndax su dul noonu est-ce que tamit loolu nekkul loo xamante ne si ginnaaw nguur gi mën na jàpp ne liggéey waa FRAPP la. encore une fois dañuy fàttali bu ñu nee France dégage c'était surtout dans le cadre économique parce que bu ñu ne pour la souveraineté monétaire et économique France dégage yamul ak bokkul ak ki nga xamante ni daf ne France dégage pour le simple plaisir mu koy wax peut-être kooku mën nga ko taxer de xénophobe mën nga ko taxer de raciste mais ñun amuñu problème ak les populations françaises amuñu problème ak li nga xamante ni mooy ñi nga xamante ni ay français lañ yuy dund. est-ce que sénégalais lambda bi nga xamante ne dafay xëy suba teel ñu dégg France dégage mën a am compréhension boobu noonu moom bu xëyee suba teel jàpp Guy Marius Sagna def ko idole wala mbokk def ko leader jàpp ku nekk FRAPP def ko leader dégg ko mu naan France dégage moom bu xëyee suba teel day jàpp ne Auchan la war a toj. est-ce que du yéen a dëggal message boobu ba tax xale yi jàpp ne lépp lu bokk France du ma wax ne ñun ñoo dëggal message boobu li may wax mooy ñun li ñuy wax c'est-à-dire ñuy dégg la ñuy waxal sama tonton bi Mouhamed li mu doon wax sànq ba léegi man dama ci gis sama bopp lu tax ma gis suma bopp mooy biñ fiy wax ñun bi ñuy ñuy tàmbali xeex bi ba léegi amoon nañ fi ay campagnes yi nga xamante ni dañ doon wax sama ginaar sama bakkan mooy jamono bi nga xamante ni dañu bëggoon a ibbi suñu frontières yi ay Maroc ñëw ay Brésil ñëw ay États-Unis ñëw buñ ñëwoon lii nga xamante ni moom mooy secteur boobu li muy employé direct ak indirect lu tolloog ci 250,000 jeunes yoo xamante ni état bi sax mënul créer le cadre bi nga xam ne moo ñu koy permettre ñu am ko loolu mooy taxawaay bi ñu amoon buñ ne France dégage mooy suñu koppor bii nga xamante ni moom mooy franc CFA ñuy utiliser te ñu xam ne France day siéger suñu conseil d'administration ñu xam ne suñu billet yi ñi ngi koy tiré ñi ngi koy defaree foofu nga xamante ni moom mooy France ñi xam ne lii nga xamante ni moom mooy suñu ay réserve d'échange bu fekkoon ne dañoo dem ba nga xamante ni mënatuñu ko bu ñuy def li nga xam ne moom mooy dévaluation kon kooku garantie wu la ñetti tomb yooyu dafa nekk tomb yi nga xam ne dafa am solo et que tey loolu jàpp nañ ne aajuwul nga nekk économiste wala aajuwul nga jàng pour xam ne réew mu am indépendance réew muy aspirer doon réew bu am souveraineté dafa war a moom kopparu boppam coow li ngeen di dégg ci ginnaaw éco bi yépp tey liñ mën a jàpp mooy coowal France dégage boobu moo ko indi te coowal France dégage boobu nekkul lenn lu may nañ delloo si su nga xamante ni mooy suñu koppar ñu géreel ko suñu ay bopp parce que
ñàkkuñu ay intellectuels yi nga xamante ni mën nañu gérer monnaie. tey ñàkkuñu ay nit ñu nga xamante ni am nañ xarañteef gi ba nga xamante ni dinañ war a jël suñu destin en main waaye waruñoo continuer comme ñi ngi nekkoon ci jamono yi 1950 wala 60 ba léegi nga xamante ni suñu lépp dañ koy dénkaane. Mouhamed mi ngi koy wax ñi nga xamante ni mooy suñu tourisme ak yi ni mel buñ ñëwee ci suñu biir ay hôtel war nañu sentir ne ñi ngi Afrique war nañu sentir ne ñu ngi ci dans un peuple bi nga xamante ni am nañ ay ethnie yu riche yu mel ni pël yu mel ni wolof yu mel ni bambara yu mel ni basari ñu sabiye wu identifié wu ak suñu ay ethnie je pense que ni loolu mooy solo si maintenant ñun musuñu ànd ci ay musuñu dégg ñu ne ñun def nañ manifestation ba kase je pense que ne mën nañu ko séddeel Sénégal yëpp mën nañu ko séddeel musuñu dégg ñu ne dem nañ manifestation ba yëkkati xeer sànni ko nit ñun liñ jàpp ne mooy combat bi mooy idée yi nga xamante ni moom la ñuy défendre et tey bis bu ñu réussir à ce que ñu xamloo doomi Sénégal bi nga xamante ni mu ngi ci réew bi fi la juddoo ñu xamloo ko ne ko yow war ngaa capable ba lépp li nga xamante ni dañuy jéggaani ay nit wala ay nit dañuy jógee ci doon ay doxandeem ñëw di jël lii nga xamante ni moom mooy suñu ay koppor wala suñu ay leneen ak leneen di ñu ko doxalal comme niñ ko bëggee ñun ñu am ay xale yoo xamante ni am nañ xarañteef gi jàng nañ am nañ xam-xam bi ba mën ko contrôler seen bopp je pense que ne loolu moom mooy wax bi léegi nag gis nañ fi li nga xamante ni moom mooy gilets jaunes en France seen marché yi ñu daan def en France gis nañ ne ñoom li ñu doon def ci wàllu casse ci wàllu bruit ci wàllu leneen ñun defuñu xaaj ba mais balaa ñuy dellu ci foofu ñu gis Ousmane Sonko mu amal benn tukki nemmeeku seen siège waxtaan ak yéen mais ñu gis benn discours bu mu yëkkati xaw a contradictoire ak yéen li nga xam ne moom ngeen yëkkati comme xeex mooy da ngeen ne frappe France dégage daanaka bëggu leen benn lëkkaloo ci moom Ousmane Sonko dellu si waat xam ne déedéet moom daxandiwul lëkkaloo ak France wala ci yenn contrat yi mais li ñuy xool mooy la nga xamante ni mooy lañ ci mën a gagné est-ce que loolu nekkul une contradiction par rapport ak li ngeen di wut yéen. man je pense que ne du contradiction ndaxte dégg nii ñoo wutee. peut-être nit ñi dégg-dégg biñ ciy am ñun amuñu benn problème ak France encore une fois mais bu may àndal yow dama war a àndal yow ànd nawle mooy su ma amee sama pétrole wala su ma amee sama infrastructure bu mel ni Eiffage wala autoroute à péage su ma jëlee junni dugal ci nga jul junni dugal ci bu ñu amee li nga xamante ni moom mooy ay bénéfice war nañoo xool bénéfice yi nan la waaye mënumaa dugal junni wala ma dugal lu ko ëpp ngay exploité lu tolloog ay at yoo xamante ni yow yaa exploité yow yaa koy moom alors que boo ma koy delloo sax day fekk ne du ma fa fekk dara looloo ñu dal loolu mooy li nga xamante ni moom la jàpp ne suñu rapport ak France warut a doon rapport yoo xamante ni rapportu haine la wala genre yu mel noonu mais rapport gagnant-gagnant la war a doon ñun it suñu rapport ak France ñun dañoo toll fi nga xamante ni jàpp nañ ne dañoo am ay ndaw réew yi fi nekk am nañu xarañteef gi nga xamante ni war nañu permettre war nañu xalaatee Sénégal war nañu jullee Sénégal war nañu yeewoo Sénégal war nañuy waxee Sénégal loolu mooy li nga xamante ni moom lañ jàpp et que moom la ñuy traduire c'est pas encore une fois dit que ni ñun waa France waa FRAPP parce que FRAPP lañ tudd Front pour une révolution anti-impérialiste populaire ak panafricaine ni ñu amee campagne sama ginaar sama bakkan noonu la ñu amee campagne pour la souveraineté monétaire et économique France dégage noonu la ñu amee campagne sama suuf sama bakkan ak yeneen moo tax xëy na ñàkk dégg yi ñoo xaw a waroo ci wàllu woowu waaye ñun ku ñu xam ne ay nit ñu passif lañ ay nit ñu nga xamante ni du bëgg seen réew lañ ay nit ñi nga xamante ni lépp lu ñuy mbébét lépp luñ bëgg mooy ëllëg ñi yeewu gis Sénégal bi nga xamante ni Sénégal naataange la Sénégal bu nga xamante ni ñi fi nekk dañuy sentir seen bopp ne ñi ngi ci réew boo xam ne dañ leen a wekk ñi ngi ci réew boo xamante ni duñ fi ay doxandéem mais dañoo nekk seen réew te dañ fee war a am lépp lu nga xamante ni nit ku fi juddoo am na ko ni mu waxee discours bi rafet na loolu par rapport ak li nga xamante ne moom mooy idéologie FRAPP mais comme ni ma ko waxee peut-être que communication bi nga xamante ne moom la FRAPP di faral di am ñi nga xam ne ñu ngi koy déglu duñ ko mën a comprendre comme yéen ni ngeen ko waxee mais dans un monde boo xamante ne dafa ouvert échange yu bëri na ñi nga mën a gis ndawu sénégalais boo xamante ne dafay liggéey fii ci Sénégal noonu nañu mën a gisee ndawu sénégalais boo xamante ne dafay liggéey Mali liggéey Guinée liggéey France liggéey Maroc est-ce que nationalisme économique
boobu noonu ngeen di prôné doon na loo xamante ne si espace planétaire bii nii ñu nekk mën na demal réew kanam te it mën na dooleel réew. jërëjëf xëy na ci seen ay envoyé yi nga xamante ni ñi ngi faral di ñëw suñu siège. gis nañ ba tàyyi ñu amal li nga xamante ni moom mooy ay conférence de presse ñoo xamante ni ay doomi Sénégal lañ. fi lañ juddoo fi lañ màggee fi lañ jàngee fi lañ amee lépp lu nga xamante ni fi lañ ko amee xëy nekk ci entreprise di ci liggéey. xëy benn bis ñu dàq leen ci anam yoo xamante ni yu jaaduwul yu amul fenn ñu dem ba tribunal. gagné seen ay procès te ñu nekk seen biir réew ñu gis ne à chaque fois entreprise yooyu noonu baat bi ñu leen di wax parce que bëri nañ baat bi ñu leen di wax mooy am nañ jot am nañ avocat am nañ xaalis dañ lay dàq nga dem tribunal nga daw ba dee léeg-léeg sax nga gagné procès ñu jaaraat ci suuf nga ñàkk réew boobu bu fekkee ne moom lañ am. ñu jàpp ne gone yi fi yeewoo dañoo war a am parce que ki nekk sax sénégalais bi nga xamante ni mi ngi yeewoo ci bitim réew di fa daan dooleem xëy na mi ngi am ay àq ak yelleefam parce que ñi ko warloo. ñi ngi ko koy def donte sax buñ demee ba koy bëgg a dàq dinañ am noo xamante ni moom la ñuy jëflanteeg moom waaye suñu réew dafa am neneen nu muy doxee. mooy Sénégal ngay liggéey àq biñ la warloo duñ la ko jox ñu dàq la ci anam yoo xamante ni tey anam yu doy waar la. duñ la jox li la war duñ la ko nga dem ci procès da ngay ñàkk soit wala léeg-léeg sax doo am avocat ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci war a taxaw duñ ci taxaw xëy na suñu li nga xamante ni moom mooy suñu ministère du travail war nañ gën a dëggalaat seen taxawaay parce que ñun namm nañ gis réew mi Sénégal ñi nga xam ne dañ fee am xëy te néew lool nag dañoo néew lool. ñu protéger seen emploi yooyu ndaxte tey bu fekkee ne ñooñu fi am xëy gis nañ sax seen ay mbokk naataango journaliste ñi nga xamante ni ñoo bokk dunia ñiy réclamer seen ay arrière de salaire ak leneen ak leneen. bu fekkee ne ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo nekk am fuñ jàpp ak a néew. loolu ñu nekk protéger wuñ leen xooluñ li nga xam ne mooy seen àq ak seen yelleef ñu leen koy jox yaakaar naa ne dina gën a jafe lool ci suñum réew ñu gis ne kat jeunes yi ñi fi nekk dinañ sawar dinañ nekk ay aji bëgg réew comme niñ ko bëggee ndaxte gis nañ ne réew mi ñu nekk dañ fee mel ni ñu fi tumuranke dañ fee mel ni ñu fi amul ndey ñu fi amul baay loolu mooy di nga xamante ni malheureusement moom lañ fi gis te mën nañ citer ay exemple waa Bureau Veritas ñi ngi fi woon dañ leen a dàq ne leen dem leen fu ngeen dem ñoo leen ëpp jot ñoo leen ëpp xaalis da ngeen di ñàkk gis nañ fii tamit waa VSF ñi nga xamante ni xëy na seen bâtiment bi ci suuf fa lañ doon liggéeyee dañ lay dàq ne la demal am nañ temps am nañ avocat et du mujj fenn et que loolu lañ war a protéger tey suñu inspecteurs yi du travail yi fi nekk war nañu gën a taxaw te ñi ñu fi yor ñu ay nekk ay ndaw ñu néew lañ te am liggéey te ñi fi am nag liggéey ak a néew nañ leen protéger yiir leen aar leen ba ñu sawar lool bañ a génn réew mi bañ a jël gaal wala bañ a def naka sa dut noonu. Babacar boo amul question. voilà ci moom sax laa bëggoon dara mu di. Mouhamed donc benn question mooy lu ñëwal wàllum formation professionnelle. dañoo gis ne Sénégal bari na ay filières yoo xam ne ñu ngi koy teg mais lu jëm ci wàllum formation tourisme dafa mel ni dafa xaw a desandi ginnaaw lan moo waral loolu. waaw boo ko dee jàngat wala nga bëgg cee wax faw nga remonter un peu l'histoire de la formation du tourisme au Sénégal am na benn école ñuy wax école nationale de formation hôtelière nekk fële ci avenue Albert Sarraut moo daan former les cadres yi nga xamante ni bi ñoom ñoo doon liggéey ci hôtel yu mag yi ci biir loolu aussi mu doon espace boo xamante ni bi daanaka c'était sélectif ñu bare mënuñu ci woon jot mu amoon tamit beneen rëq-rëq mooy ne du point de vue social sénégalais yu bëri ak famille yu bëri dañoo nanguwul seen doom yi di liggéey ci hôtel yi di liggéey ci restaurant yi ndax nit ñi waroon na communiquer pour yaatal wane ne
liggéey la daan doole la ni nga mun a doonee ab ingénieur noonu nga mun a doonee ab chef cuisinier ni nga mun a doonee ab instituteur wala ab agent de service des impôts noonu nga mun a nekkee un agent de la réception un agent de la réservation noonu nga mun nekkee un guide et cetera donc dafa desoon vraiment benn vulgarisation ak benn sensibilisation ba nga xamante ni bi famille yu bëri danañ encourager nangu seeni doom ñuy liggéey ci tourisme bi ci biir loolu tamit si année 2000 État du Sénégal ba nga xamante ni bi bëgg na développer relancer waat tourisme bi taxawaloon na projet de formation professionnelle avec la Banque mondiale ak l'Union européenne ak l'autre organisme FPE. Alors donc ñu tëral programme boo xamante ni dañu créer ay centres de formation dédiés au secteur du tourisme. Bien entendu au-delà de loolu bare na ay clandestins parce que ay clandestins lañ leen mën a tuddee. Créer seen ay écoles pour def ay femmes de former ay femmes de chambre ay femmes d'étage. Créer ay centre de formation pour def la restauration pour def de la pâtisserie et cetera et cetera et cetera mais lu ci bëri amuñu agrément te c'était pas organisé. Mais ba nga xamante ni bi État du Sénégal jóg na pour assainir secteur bi. ci la créer 3 centres benn centre bu nekk Gandon pour la formation professionnelle dédiée à la zone nord. Créer tam beneen centre bu nga xamante ni bi Ziguinchor la nekk pour mu mun a jël le pôle sud et maintenant le pôle centre et pôle est mu créer le grand centre de formation bi nekk Diamniadio donc mu nekk centre yoo xamante ni bi yu mucc ayib la mais ba léegi mënagul ne opérationnel des na tamit ay kii yu bare mais question bi nga xamante ni bi man moo ma gën a ñor mu taxawoon sax ma gënoon sawar ci ñëw wuy si leen ci waxtaan ak yéen mooy justement l'emploi des jeunes parce que comme ni ma ko waxee woon tourisme li ko tax a jóg mooy création d'emploi mooy réduction de la pauvreté ak développement des territoires te yooyu su fekkente ni bi gis nañ ne dara doxu si war nañu seetaat suñu doxalin seetaat doxalin bi mooy lan mooy ne marché la rek bu ñuy jaay comme ni ma ko doon waxee sànq ne la sénégalais yu bari dañ naan mënuñu dem ci hôtel yi parce que dafa cher c'est parce que dañu ko concentrer amul diversification de l'offre amul choix yu bari ñu orienter maintenant tourisme bi comme genre luxe comme genre club fermé boo xamante ni bi quand tu n'es pas un cadre supérieur yor jabar yor doom yor oto mun a xaw a yëngu tuuti doo fa dem alors que c'est une activité économique transversale boo xamante ni bi c'est des loisirs yow ni nga mën a jógee dem ci làmb ji wala nga jóg dem seetaani football wala nga jóg dem ci restaurant noonu nga war a mën a jógee dem ci benn hôtel mais su fekkente ni bi offre boobule joxuñu la ko doo fa mën a dem alors te loolu dafay gaañ économie bi foofu laa doon waxee ma ne dafa laajoon au niveau de la décentralisation l'acte 3 de la décentralisation pour man foogoon naa ne dafay yóbbuwaale la décentralisation du tourisme parce que ba léegi le secteur du tourisme a un pouvoir central c'est pas un pouvoir partagé et loolu dafa bokk ci li nga xamante ni bi tam da koy sooxeel parce que ci biir ni ñu tëggee tourisme dañu ne c'est avec les populations pour les populations et pour la collectivité su fekkente ni bi pour les populations avec les populations et la collectivité te ñoom amuñu benn décision buñ ci jël amuñu benn ndogal buñ ciy dogal lu dul dafay jóge ci kaw ñu ñëw ñu ne leen nii lay demee su boobaa dafay daal di sooxe alors donc su fekkente ni bi tam seet nañu la majeure partie des postes d'emploi dans le secteur du tourisme ay jeunes la tranche 20 ans ba 30 ans 40 ans parce que dafa ci am ay postes yoo xamante ni bi au-delà de 40 ans sa yaram dootu la ko mën a may ñooñu day fekk ne ñoom déjà reformaté nañ leen
rediriger leen ci yeneeni activités yoo xamante ni bi dafa transversal wala boog dañ leen di ubbil bunt autocréation d'emploi nga xamante ni bi ñoom dañuy génnee foofu le daal di yokk famille bi maanaam yaatal économie bi te foofu le dañ fa sooxe dañ fa juum bu metti mooy li ma doon wax ni ne la war nga mun a jóge Ndakaaru dem ba Ndar chaque 50 kilomètres nga mun a am aire de jeu aire comment on appelle ça benn espace boo xamante ni fi da nga fa fekk am campement bu xamante ni bi bu mucc ayib lay doon et avec 200 millions tu peux créer un campement boo xamante ni bi commodité yépp da ciy am su ko defee campement boobule boo ko defee Touba Toul par exemple automatiquement lañu fay lekk ak di ko fa naan ak di ko fa jaay nit ñi dañuy ñëw samp ko fa nit ñi seen jëm bopp dañuy ñëw samp ko fa dafay daal di laaj ci biir espace boobule ñu créer fa des centres de loisirs créer fa ay boutiques créer fa et cetera ba pare boole ci nag lépp loo nga xamante ni bii lu ñuy utiliser la lu ñuy jëfandikoo mu bañ a génn gox boobule. mais loolu tey nan nañu war a mën a def ba loolu taxaw que lépp loo xamante ni moo laaj ñu koy nationaliser. waaw loolu ci sama jàngat dafa laaj mu am un conseil interministériel boo xamante ni bii ministère du tourisme da ciy nekk ministère des transports aériens da ciy nekk ministère des transports terrestres da ciy nekk agriculture da ciy nekk élevage da ciy nekk artisanat da ciy nekk n'est-ce pas su ko defee ministère yooyu yëpp ñu am benn arrêté interministériel buy wone kenn ku ci nekk responsabilité am ak la nga xamante ni bii moom la war def pour accompagner secteur parce que ba mbas mi ñëwee ci la ñu bari doog a xam ne ministère de la santé dafa lëkkaloo ak tourisme ci la ñu bare xam ne ministère de l'intérieur dafa lëkkaloo ak tourisme ci la ñu bare gis ne agriculture ak consommation dafa lëkkaloo ak tourisme parce que ñi doon jaay ginaar yi hôtel yi jaayatunu ña nga xamante ni bii ñooy jaay salade yi ak fruits yi jaayatunu ba ci ki nga xamante ni bii moo daan defar gerte caaf di ko sol ci ay bouteilles di ko yóbbu di ko jaay hôtel bi jaayatul si la ñuy doog a xam ne ndekete yoo kon tourisme bi laal na ba ci jaaykatu ginaar bi laal na ki ci jaaykatu nen bi parce que ñëpp gis nañ ne soo demee ci hôtel et ça c'est bien ba nga xamante ni bii ganaar yeeg nen yi fii lañ koy produire mais jamono yi nga xamante ni bi dañ ko daan importer di ko indi baaxul woon ci économie parce que hôtel boo dem petit déjeuner œuf sur le plat lañ lay defal ak ay jambon ay léegi bu ñu paree ci arrêté ministériel boobu noonu nga xamante ne ministère yëpp yi ñi nga xam dañuy liggéey directement ak tourisme wax nañ ko am en dehors de ça lan ngeen di proposer parce que bu fekkee ne dafa doon arrêté ministériel dans la mise en œuvre comment ça va se passer dans la mise en œuvre nag foofu la si la ñuy def la jonction de tous les programmes ñi nga xamante ni bii sont des artisans ñi nga xamante ni bii ils travaillent dans l'horticulture ñi nga xamante ni bii ils travaillent dans l'élevage ñooñu ñëpp dañ leen di fédérer ñu bokk benn groupement di liggéey man mi nga xamante ni bii man maa yor sama campement yor 50 chambres maximum 70 bu mu ko dépassé. parce que après gestion bi day ëpp. alors à partir de ce moment là ki nga xamante ni bii moom moo yor campement boobule am na fii kuy ratt ay meew kooku moo koy jaay meew bi est-ce que tu vois kii nga xamante ni bii moom mooy def élevage moom moo koy indil ginaar bi. mais est-ce que loolu noonu ce sera possible dans la mesure où on voit que fii nii li nga xamante ne ay grands hôtels lañu wala mbokk li ngay wax comme maison d'hôtes yi ce sont des étrangers qui les tiennent ce sont pas des Sénégalais te loolu tamit peut-être que dafay jouer si li nga xamante ne moom mooy doole économie bi doole tourisme fii ci Sénégal. justement création d'emploi yooyu et puis segment boobu dafa intéressé wul les grandes puissances dafa intéressé wul les grands groupes parce que duñ ci gis seen bopp. écosystème bi dafa yeggul foofu ci ñoom parce que su fekkente ni bi
le problème de l'emploi des jeunes ni mu taxawee nii président génne 300 milliards ma wax leen fii léegi ci lu dul dañ na leen 200 millions boo ko joxee benn jeune mu créer benn campement mën na ci biir campement boobule mën na employer 10 autres jeunes te ci biir campement boobule dans l'écosystème il fait travailler un jeune buy jaay ay ginaar, il fait travailler un jeune buy jaay ay nen, il fait travailler des femmes qui s'occupent de la lingerie, des femmes qui s'occupent de l'entretien, il fait travailler des jeunes qui s'occupent de l'horticulture, qui s'occupent du jardin, du jardinage, et il fait travailler même des chauffeurs, des gens yi nga xamanteni bi dañuy jënd ay auto 3 millions 4 millions pour di dem di def desserte bi di dem di leen yóbbu di leen indi. Mais loolu yëpp boo ko dajalee agrégé ko mu nekk biir Toubatoul yaakaaruloo ne ñooñu dañuy faf daal di bëgg dëkk Toubatoul que au lieu ñu ñëw di jógee Ndakaaru di xëy di dem foofu la automatiquement c'est le développement du territoire gox boobu la dafay daal di développer. yow mi nga xamante ni bi am nga sa benn 200 000 wala sa benn 100 000 nga dem ubbi sa benn restaurant Gargote gars yi di ñëw di fa lekk ak ñeneen gars yi dañuy confondre la sécurité, dañuy confondre l'hygiène, dañuy confondre l'accessibilité au luxe. dafa am ci tourisme. loo xamante ni bi mënut a ñàkk. C'est un marché boo xamante ni bi yow bu dee da nga am 500 francs wala da nga am 1000 francs war nga mun a jóge fii ne maa ngi dem restaurant sangam. wala maa ngi dem hôtel sangam wala maa ngi dem campement sangam wala maa ngi dem maison d'hôte sangam ma tëdd fa ñetti fan ñu lekk naan doxantu ci biir dëkk ba te du ma coûter lu ëpp 30 000 wala 20 000 francs. mais su fekkente ni bi segment boobu dañu ko isolé wala dañ ko amputé wala dañ ko boolewul ci offre bi. mais c'est une perte. D'accord. ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo am pour mën a dem foofu la. ñoom rek ñooy dem mais ñi nga xamante ni bi amuñu pour mën a dem mais ñooñu duñu dem donc il faut ñu fexe ba nga xamante ni bi dans les lieux les plus reculés ñu am fa des gîtes am fa des maisons d'hôtes am fa des campements destinés aux Sénégalais, destinés au tourisme local. D'accord. Voilà. Merci beaucoup monsieur Deme. Voilà, comprendre nañ ci tënk moom li nga xamante ne moom lay prôné en dehors de la formation mooy li nga xamante ne mooy tourisme interne ñu daal di ko dooleel parce que bari na ay dëkk yu mel ni boo demee Maroc mel ni Kenya ñoom seen tourisme interne moo njëkk a dëgër laataa ñuy xalaat tourisme externe ndax dañ jàpp ne que même bu fekkee ne que occidentaux yi ñëwuñu lii capital humain à l'intérieur de leur pays dinañ ko mën a utiliser pour mën a dooleel seen économie. Émission bi nag tiré na presque à sa fin damay delluwaat ci Ousmane Wade Frapp Guy Marius Sagna li nga xamante ne moom la war a jàkkaarloo lundi juge bi lan ngeen ci xalaat est-ce que mën nañ xalaat liberté provisoire jëmale ko ci moom. ñun li ñuy xam. li suñu bëgg-bëgg. mooy doyen des juges ak wala ñi nga xamante ni ñoo yor dossier bi nañ leen bàyyi. libération classe dossier bi sans suite ñu libérer leen sans condition. xëy na def nañ jox nañ ki nga xamante ni moom mooy Guy Marius Sagna convocation pour lundi mu dem wuy ji mais ñeneen ñi ba léegi gisaguñ seen convention yi seen convocation et que tey li ñuy xaar mooy nañ leen jox seen convocation yi ni mu gën a gaawee et que peut-être li nga xamante ni liñ doon xaar mooy ci semaine bi ñu bàyyi leen comme que demee na nii ñi ngi gagner plus de temps pour gën a yéexal affaire yi je pense que de juge bi amul leen lu muy enquêter parce que fii amul lu ñuy enquêter fii dara amul lu fi réer bañ koy jeex. man je pense que ne nañ leen bàyyi classer seen dossiers yi sans suite ñu bàyyi leen ñu dem seen i njaboot te ñu def ay politique yi nga xamante ni xëy na moom la ñuy xaar ci gouvernement bi wala politique yi surtout yi ñuy xaar ci gouvernement bi mooy yuy tonton Mohamed di wax mooy ñu fexe nan la ñuy créer le cadre bi nga xamante ni dina permettre jeunes yi. ñu am xëy. je pense que ne loolu moom mooy le plus important mais pas continuer di fi nekk di arrêter ay nit jëm fu kenn xamul parce que moom sax mi ngi koy faral di wax daf koy faral di wax gouvernement boo xamante ni jàpp naa ko rey naa ko tëj naa ko lañ fi nekkee et je pense que ne loolu dafa war a dakk dafa war a jeex. bu dee bàyyi ñu kii di Guy Marius Sagna ak ñi nga xamante ne ñoom lay àndal lan mooy doon taxawaayu Frapp. waaw Frapp tamit nu ma la ko waxee woon sànq rek dañoo bokk ci mouvement M2D bi
xëy na M2D bi moom dina def évaluation. parce que mënuñu isolé wu pour le moment naan dañuy jël suñu courage wala dañuy jël la question de la libération des camarades ñun ñu jëlal ko suñu bopp rek xeexal ko suñu bopp. mais comme dañoo nekk ci kuréel boo xamante ni mi ngi ciy taxaw mi ngi ciy dox mi ngi ciy saytu. dañ leen di bàyyi ñoom ñu dem ak niñ ko fas yéene defee. ba ñu nga xamante ni am nañ foo xam ne àgg nañ seen i limite ñu doog a jël suñu li nga xamante mooy la question des camarades ñu jëlee ko suñu bopp mais yaakaar nañ ne dinañ leen libérer ci fan yi néew. voilà Babacar boo amul question ñu tàggatoo. waaw monsieur Deme laa bëggoon rek mu tënkal ni ci benn ponk tànneefu li nga xam ne moo di livre bu mu bind mu tuddee ko maanaam l'éclairage sur le tourisme. tey ndax yaakaar nga ni bu fekkente ni ndaw ñi dañoo am jafe-jafe ci wàllum xëy est-ce que nekkul dañoo joxul cër li nga xam moo di tourisme bu loolu laa dégg bu baax ci li nga xam moo di sa explication. waaw ci dëgg-dëgg loolu la te sax foofu laa naroon daanelee jeexalee. naan problème emploi des jeunes ak jafe-jafe jeunesse bi fii ci Sénégal buñ ko dem di ko seeti ci beneen secteur buñ ko dénk beneen secteur. ndax tourisme. comme ni ma leen ko waxee li ko tax a jóg mooy créer emploi mooy réduire pauvreté mooy développer les territoires te ñett yii yëpp bu fekkente ni bii loolu dong moo tax tourisme jóg te tourisme bi fii ci Sénégal mënuñu ci gis seen jeunes yi mënuñu ci gis seen bopp ci définition boobu la mooy wane ne ñun dañoo wàcc yoon wante tourisme fa mu taxawoon rek ba léegi fa la taxaw donc ñi lancer appel waa nguur gi waa décideurs yi ñëpp koo xamante ni bi daal l'emploi des jeunes yitteel na la mu rapproché wu du secteur du tourisme xam ne c'est le seul secteur boo xamante ni bi au-delà des autres secteurs tertiaires moom mun a yóbbu nit ci auto-emploi moom mun a yóbbu nit ci autosuffisance financière moom mun a yóbbu nit ci vraiment avoir un statut social qui vraiment le distingue des autres vraiment appel boobu la bëggoon a lancer daal que l'emploi des jeunes sur l'enveloppe des 300 milliards bi président wax nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax le tourisme interne créer des unités de développement créer des unités d'hébergement créer des unités de production et de consommation yoo xamante ni bi jeunes yi dañ ciy gis seen bopp famille yi dañ ciy gis seen bopp et loolu mooy dëgëral suñu tourisme ba nga xamante ni bi comme ni ko Mariama doon waxee léegi ni tourisme international bi gën a mun a soqalikuwaat parce que su fekkoonte ni bi tourisme intérieur bi amoon na tuuti ndëgër laay kon coono bii ñu am duñ ko am. voilà donc Babacar dama lay bàyyi nga tàggatoo. voilà waaw ñuy jaajëfal Wade moom tamit waa FRAPP di jaajëfal aussi monsieur Deme ci li nga xam ne moo di acceptation invitation bi di leen jaajëfal bu baax a baax waaye tamit di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo di mbokk internet du Seneweb doon teewlu seen émission Ultimatum donc ñu leen di waxati rek ba aljuma incha allah que yeneen a invité ak lépp loo xamante ni moo tukkee ci wàllum actualité Maria. voilà merci beaucoup Babacar Ousmane dama lay bàyyi nga tàggatoo. jërëjëf Maria jërëjëf sëñ Babacar maa ngi nuyu tamit di jaajëfal suñu tonton Mohamed Deme di rafetlu ci di am mbégte lool participer ci émission bi nga xam ne moom mooy Ultimatum di wax ne xëy na beneen yoon dinañ gën a sawar ñun waa FRAPP di ñëw fii nga xamante ni moom mooy Seneweb ñu ngi leen di jaajëfal ci invitation bi. merci beaucoup tonton Ousmane Mohamed Deme. ñu bàyyi tàggatoo yow itam. xanaa gërëm leen sant leen aussi di leen ñaanal yokkute. émission bi yàlla jox ko aura bu ëpp seen njort. te li ñu fi wax aussi ña nga xamante ni bi ñoom lañ ko jébbal ñu bàyyi ci xel dox ci tamit ñoom itam li nga xamante ni bi mooy ci seen wàll. comme yéen itam bay ngeen seen wàll ñu bay ñu seen wàll ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo ñuy déglu kenn ku ci nekk ci nu dooleem toll ni sañ-sañam toll ak nu position am toll mu jël li nga xamante ni bi moo ci am njëriñ mu jëfe ko. voilà merci beaucoup Babacar Kébé di remercier tamit suñu invité yi ñi ñu doon dalal tey di Ousmane Wade délégué général bu FRAPP ak ki nga xamante ne mooy Mohamed Deme moom mu ngi nekk expert ci wàllum tourisme ak tamit wàllum emploi des jeunes
tey ñoom ñoo nekkoon seen invité ci seen émission Ultimatum. Merci de nous avoir suivis di leen jox dig daje vendredi inchallah ak beneen numéro avec la même équipe. À bientôt. Audio Jungle.